wax. mais est-ce que newul tamit ci rôle am. non mais lan mooy rôle am mooy ça dossier bi xamu ci dara lii ñu ko dénk xamu ci dara gis nga yàkkamti ak gaawtu bu juree doom rëccu lay tudd. yow nit ki ñu ngi ko jàpp le vendredi ñu ngi ci week-end le dimanche yàkkamti nga gaaw def benn déclaration ñu invité la émission rek nga takkal Boubacar Seye dugal ko moom moo yëkkati baatu diffamation. maanaam mën nañu wax ne li wundu jàpp bi ci moom la. non ci moom la mais en tout cas xaw ma ci moom la xaw ma nekku ci moom mais lu ci mën a am mooy deful doxalinu kilifa te man bu doon may Macky Sall d'après li Union européenne génnee mooy Sall du defaat un jour de plus ci gouvernement am. mais kuy xalam di ca jaay aussi yaakaar naa yaa barke ba yaay. xam borom nga parce que Kalidou solidarité gouvernementale. aussi bu dul dara non xam nga solidarité gouvernementale dafa am wax ak ku war a wax. y a le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Il y a le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Moom il est juste un simple secrétaire d'État. Juste secrétaire d'État kese la il n'est pas un ministre. Il y a aussi le porte-parole du gouvernement. bu fekkee affaire état rek la ñuy wax amul pour wax ba ñu ko laajee loolu journaliste bi ne ko est-ce que tey amoo gêné wuloo le fait ñu jël doomu sénégalais jàpp ko mu ne ko non au contraire loolu la ko wax. moom Moïse. au contraire la ko wax te j'ai vu ses amis ses proches. ñi ngi ci Facebook bi di saaga Boubacar guddeeg bëccëg di ko saaga Boubacar Seye. maanaam ab singali la. des gens yoo xamante ne dañoo raté seen immigration ils ont fait plus de 25 ans en Europe tekki wu ñu fa dara ñoom ñoo taxaw di saaga Boubacar Seye si réseaux sociaux yi. mais léegi Seydina gis nga dossier bi. pour man il ne mérite pas ça. Boubacar Seye léegi dossier bi bu ñu ko traité ci beneen fànn. tey ñu ngi wax immigration clandestine. presque on parle de à peu près de 480 morts wala 500 morts lu ko jege. tey ñu gis askan bu ne. am na sab ndaw wala sab doom boo xamante ne maanaam géej gi yóbbu na ko. ñu doon xaar ci l'état mu daal di génnee li nga xamante ne moom mooy ndàmpaay. nam ko yàgg defee. dem jaale ji génnee ndàmpaay loolu noonu yëpp. dégguñu ci dara. bu ñu toogaatee ab ndaw ab sénégalais daal di génnee lu mel noonu. di wax 130 milliards. est-ce que ñoom itamit jàppuñ ne loolu moo indi tiitaange ba. askan bi nar leen singali ñoom tamit ne leen le pourquoi. waxuñ ci loolu ba tey tam peut-être ñoom ñu taxawee noonu gisoo ne peut-être débat bi mën nañ ko orienter foofu. xam nga débat bi je pense pas bon mënuñu état aussi mënul ku dee ci mbënn ku dee ci gaal yi rek nga dem jaali sa jaboot parce que jeunes yi kenn force wala ñu dem tukki ñu dem jël gaal yi au contraire délit la nga dem immigration clandestine ñëpp xam nañ ko donc état mënul dem ku nekk mu taxaw jaale la. mënul tax dem ku nekk mu naan la ay am jaxala ngi nii loolu mënu ma si d'accord mais nañu fexe ba ndaw yooyu waroon dem ñu fexe ba bàyyi leen lu leen téye ci réew mi ndax bu ñuy xool tey géej gi ñu ngi naan jaay leen licence de pêche dara leeru si dem nañ ban mool yi amatuñu lu ñuy nappee donc ñoom ñoo jël léegi xam ni pexe mooy Espagne dem jëli gaal yi dem ndaw yi nga xamante aussi yenn projet yenn agence de financement des jeunes ñi bari na dañ koy politiser tax na tamit ndaw yi seen yaakaar tas ñu ne dañuy dem jëli mbënd mi état dafa war a xoolaat doxalinam politique bu mu am pour la jeunesse pour l'emploi des jeunes xool nu ñu koy defaraatee ba ku nekk mën a gis sa bopp ci financement yi nga xamante ni moom mooy financement yi ñuy def pour jàppale ndaw yi loolu mooy wax ji mais débat bi nekkul ni acharné wu rek ci kaw Boubacar Seye. mais Seydina tey su fekkee dégg naa la bu baax. ami loo xamante ni tamit am na mooy benn situation boo xam ne ñoo ngi koy dund. tey IGE. yaakaar naa président Macky Sall moom moo leen gën a dooleel. OFNAC ñoo ngi koy wax. est-ce que gisoo ne maanaam paaka ñaari bor la. fi ngay tegee ay jéego yuy xeex maanaam corruption. pendant ce temps maanaam benn doomu Sénégal génnee na wax. ñu daal di koy tëj ci saasi. foofu ban jàngat nga am. ci ñoom dañoo waroon def seen liggéey. lu ci mel ni IGE. war naa mën a contrôler compte wala xaalis boo xamante ne tey jii tudd nañ si ay agence parce que tey bu ñuy mel ni bu ñuy jëlee ay fonds coopération française yu mel ni ay place de prix ak coopération espagnole donc bari na ñun ñëpp kenn ku ci nekk ay millions dugal nga ko ci réew mi. yoo xamante ne ay millions d'euros laa la wax. donc xaalis boobu dañ ko war a leeral parce que bu affaire bu ñuy wax ne concentré wala gouvernement Macky Sall depuis gouvernement Abdoulaye Wade la woon. parce que ñun on parle de 2006 en 2019 gouvernement Abdoulaye Wade ba ñuy fàttaliku plan REVA retour vers l'agriculture ñëpp a ngay fàttaliku tam jamonoy Barça wala Barsaq man boobu sama bët Espagne la ma fekk Ousmane Ngom moo fa ñëwoon étant ministre de l'intérieur boobu la ñu wax naan dafa ba mu fa ñëwee ci lañ ko financé woon fonds yooyu
mooy temps yi après yàggul dara ba mu ñibbee yàggul dara ci la ñuy jël xale yi di leen wàccee bango di leen jox sandwich ak 10 000 francs ñëpp a ngi koy fàttaliku. waaw waaye boobu au moins xamoon nañ ne am na ab xaalis bu dugg. am na ab xaalis bu dugg ñu def ko ñu def ko ci benn fonds bu tudd fonds Reva ana fonds boobu ana Reva lan la ñu révéloo ana xaalis bu ñu ci dugal donc yi mel noonu nag ci yooyu ak yeneen yoo xam mooy yu ñëgul ci yooyu la Boubacar Seye sukkandiku gis ni amul benn boo xamante ne am na si réussite mu ne nag léegi ne lay auditer fonds yi xaalis boobu nañu xool fu ñu koy teg si yan loxo la nekk ba ñu koy indee fu ñu ko dugal yan ndaw lañ ci financé ndaw yooyu tey lan lañ devenir tey xam nga loolu dafa baax parfois nga financé nit 3 ans après 5 ans après nga dem def benn reportage ci financement kooku am suivi xool kooku fan la toll ci projet am xool ñaata nit la employé mais loolu amul Sénégal. mais tey Seydina bu ma la doon laaj. maanaam taxawaayu yenn kuréel yi nga xamante ne ñoo jóg ngir financer ndaw yi lu ci mel ni ay DER. donc gisoon nañ ci ANPEJ maanaam ban jàngat nga am ci ñoom tey seen taxawaay. man daal vraiment man yooyu gëmu ko parce que boo gisee fonds yooyu yëpp pourquoi mënuñ ko regrouper benn. tey xoolal ku nekk. yaakaar naa am na. xoolal fonds yi bon xoolal fonds yooyu ku nekk tey di nga am sa directeur général boo xamante ni dina fay ko plus de ay 5 millions. ñaata agence ñaata cadre ci biir ñaata ak location bâtiment yi fu nekk tey boo ko jëloon tënk ko ci benn ne rek emploi des jeunes parce que FONGIP ANPEJ DER ADPME xaw ma yeneen ak yeneen dañoo bari tellement que tey boo ko doon lim sax mënoo xam ñaata fonds lañ fi def pour man yooyu war nañ ko mën def benn xool ndaw yi. mais est-ce que xaalis bu Boubacar di wax aussi du foofu la dugg pour seen. non am na yu fa dugg am na tey jii man ba ma xoolee rapport bi. gis naa ay agence yu mel ni ANPEJ gis naa ci yu mel ni lan sax parce que bëri na kii yu bëri yoo xam ne parce que su ma préparé woon kii naa la woon rapport bi maanaam xaalis yooyu dugg na. voilà dugg na ci mais nag léegi nañ ko leeral. en plus parce que parfois lu bëri dañu koy tuumal dañ naan fonds yi boo bokkee seen parti ci la ngay gën a financé wala ngay politique donc loolu fekk ñu ngi koy doxee Sénégal torox tànge rek ci lañu dëkk. maanaam seen biir la. voilà donc lu ma sañoon mooy. yu mel noonu dañ koy jël du sax nag dañ koy jël def un responsable politique pour mën nañ xool un magistrat koo xamante ne ku maanu la ñu jël ko mu diriger ko nga xamante ni amul kenn du ko xooloo fenn day xool ñu ko yellool ku indi projet bu gën a dëgër mu xam ni kii ko jàppale mu dem ñu koy financer noonu loolu bu ñu ko doon def dinañ yemale yëpp te kenn du ne lii mbirum politique ko laal wala dara mais yu bari dañ ko créer rek pour ay recasement politique. te je pense que ni ñoom ba ñuy doog a falu Macky Sall dafa waxoon ni la patrie avant le parti mais man gëwuma ni noonu lay doxalee. maanaam doxalin bi des na. doxalin dafa des parce que lu ci bari le parti avant la patrie la. moo jiitu parce que soo xoolee fonds yi ma wax ñëpp kenn ku ci nekk c'est un responsable politique moo koy gérer te responsable politique yooyu bu ñuy tant que jiitewuñu fonds rek du ñu am ay ambition. mais est-ce que tamit du suñu réew moo tëddee noonu. maanaam gën a jege gën a yey tamit. mais loolu yaakaar naa fi lañ ko fekk loo ci gis dellu ginnaaw rek dañuy def xam nga tey bu ñu la falee da ngay gis un simple militant ñu fal la rek nga commencé ay ambition. tu veux devenir maire di financer les jeunes est-ce que yaa ngi fàttaliku waa jooju nekkoon Thiès Siré Dia poste. waaw Siré Dia est-ce que déggati nga ko. léegi PCA te ba xoolal mi nekk poste. Siré Dia nga daan dégg Thiès guddeeg bëccëg muy financer fii gauche droite. léegi dañ ko falee PCA ba est-ce que dégg nga ko ñu ne financé wala def ne wala nga gis fenn amul donc ça veut dire suñu xaalis la ñu jël doon ko politiquer. maanaam ci liñ koy fay wala ca la nekk. foofu non mais ci luñ koy PCA ñu ngi koy fay est-ce que mi ngi ko def lu ko loolu. kenn déggatu ko. loolu gis nga loolu nag. mën naa la ay exemple junni Siré Dia ci réew mi yu ci bari dañ leen di jël di leen fal rek bu ñu leen benn ndomba tànk rek nga commencé am ay kii parce que dañ leen suñu xaalis di ko foy di ko politiquer loolu nag ba kañ. léegi donc ñuy ñàkk dañuy gën di ñàkk ñi am di gën di am. nga teg foofu sa baaraam. donc mbokku téléspectateurs yi ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy suñu chroniqueur du jour di Seydina Seck tey ñu nam ma waxtaane wala nekk di waxtaane li nga xamante ne moom mooy coowal Boubacar Seye ak l'état du Sénégal jëm ci li nga xamante ne moom mooy 118 milliards yi nga xamante ne gis na ne dañ ko war a leeral ba keroog ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier bii ñu daal di koy jëlee fële ca AIBD daal di koy yóbbu section de recherche ba tey mu ngi li nga xamante ne mu ngi nungu sin Seydina tey ku ne am na ku lay xeexal parce que itamit bu doon maanaam chef religieux yi am na ñoo xam bu coow amee seeni taalibe dañuy jug maanaam ñenn ci politique yi nga xamante ne ay njiital parti politique lañ bu coow amee
seeni militants dañuy jug tey kii nekk ci maanaam ONG te ñu xam ay action maanaam ay mouvement citoyen yu bari yu nekk fii tey kan nga jàpp ne moo war a mener le combat pour la libération de Boubacar Seye. képp kuy sénégalais képp kuy xeex injustice képp kuy xeex fu ñuy néewalee nit doole képp koo xamante ne da ngay xeex ni pouvoir war a ko jël def ko gànnaay ñun ñëpp dañoo war a jug taxaw xeex li nga xamante moom lañ def Boubacar Seye parce que teguñu ko ci yoon Boubacar Seye bokk ci benn parti politique bu ñuy wax ni sax société civile lay incarné wu moo tax tey loo ci gis nga ñu Alioune Tine man Alioune Tine koo xamante ne tey jii combat bu ma ko gisul Sénégal rek ci Sénégal rek dama naan comme kon lii wérut ci dëgg rek lay xeex ay CUSEMS parti politique gis naa leen mouvement ay Y'en a marre ñëpp gis naa leen donc kenn toogul donc nag ñooñu loolu war na leen doy alerte parce que kat lu ñu naan Macky Sall ci boppam moo la gën a xam ne sénégalais bëgguñu injustice moom ba ñu ko commencé woon néewal doole di ko bund xatal biir PDS sénégalais yëpp jug taxaw jàppale ko mu démissionné ci parti bi démissionné assemblée nationale démissionné mairie Fatick ne yàlla baax na sénégalais jël ko indi ko ci palais ba Djiboka ba ñu ko xeexee 2000 PS ba mu génnee élection législative 98 dañ ko toj première présentation mu am 11 députés lu raar Moustapha Niass 2000 bañ ko fexe ba dàq ko PS dafa ñëw génn sénégalais dooleel ko mu nekk ci ginnaaw Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñëw jàppal Abdoulaye Wade ñu ñaan ñu gagné Idriss Seck en 2007 bañ ko commencé di ko tuumal lu nekk Sénégal lañ ko jël ànd ak moom mu jël deuxième ci élection yi pour sa première présentation donc ainsi de suite ainsi de suite. léegi ma dégg la ci say kàddu nga ne kii di président Macky Sall. maanaam buggul injustice. te ñu dégg ki nga xam non dama ne war naa mën a xam lan mooy injustice sénégalais bugguñu injustice moom war na ko mën a xam te mu dund ko yi tamit. voilà parce que bu ma déggee yi tamit. ci ki nga xamante ne moom mooy Seydina Alioune Diallo. maanaam président ONG. Autre Africa am ay kàddu yi nga xamante ne maanaam tukkee na ci moom jóge ci ki nga xamante ne moom mooy Boubacar Seye muy xamal ne Macky Sall moom du noonam maanaam deful politique mais moom jàpp na ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo wër kii di Macky Sall pratiquement ñoom ñooy xam li nga xam moom mooy taal bi te Boubacar Seye ci ginnaaw li ñu dégg maanaam dafa mel ni ci ñu wër Macky Sall doon liggéey ak ñoom tey nan nga gisee maanaam jàpp bi est-ce que ñooñu tamit ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di gën a xam taal bi pour que ñu bañ ko libérer. damay confirmer li nga xamante ni moom la sama frère Seydina Alioune Diallo wax ñoom Boubacar Seye du noonu Macky Sall ñoom ñaar mosuñoo toog donc dafa am loo xam da koy liggéey am na ñoo xam lu muy liggéey daf leen di déranger. te ñu jege Macky Sall voilà parce que lu ñu naan kuy sàcc di aj da bëgg ku tén xam nga nguur. dafa baaxoo parfois dëgg yeneen dëgg yi du leen arrangé te Boubacar Seye ñëpp xam nañ ni fu ko dëgg fekk fa la koy bàyyi tey jafe-jafe yu sénégalais di am bitim réew mu koy taxaw di ko exposé loolu Macky Sall bu koy gis da daan kon ñii xanaa liggéeyuñ donc loolu dafa leen di dérangé am na si ñoo xamante ne dañ leen sant dañuy bëgg di jël si ay rapport Boubacar Seye di ko présenter président pour war na ñoom ñoo ko liggéey. mu ne leen non kii dama jël sama temps jël samay moyens def recherche. bés boo toogee ak président dinaa ko exposer li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yu immigré yi tegal ko ci ay solution bu bëggee mais du yéen yéenay jël sama liggéey di ko yóbbu mel ni yéen a ko liggéey. mais est-ce que tey Boubacar jàppale yi noonam parce que tamit sa xaritu démb tey mun na doon sa noonu tey. bu dee ci niñ ko déggee. koo xam ne moom mooy xalaat jox leen ñoom ñu yóbbu ci kanamu président ne ko ñun ñoo ko def ci par exemple dialogue politique bi. gis nañ ne ñoom. ñi nga xam ñoom ñooy les ONG amoon nañ fa place. maanaam saa su ne bu bëggee sax jokkoo ak président Macky Sall day am ñu nekk barrière. est-ce que tey waaw. ñu ci bari rapprochement Macky Sall ak Boubacar Seye arrangé wu leen parce que xam nañ xam-xam bu nekk ci moom yaakaar nañ ni parce que président aussi bu sañoon tey benn doomu sénégalais bu nekk bitim du am jafe-jafe bu sañoon tey coow li am ci mbënd yi du am donc yaakaar nañ bu ko Boubacar Seye exposé solution yi. dañ naan kon kii kat dama ko jël taf ko sama wet ndax kii place am du fële sama wet la boobaa ñoom ñooy ñàkk. mais est-ce que kon profité wuñ ci maanaam entre guillemets diffamation bi. mais loolu laa wax moo tax ma ni man président je pense que ni coow li dégg na ko te ba mu ko déggee lu ma leer ba leer joxuñu ko la bonne information bu ñu ko joxoon la bonne information jox ko lu Boubacar Seye wax du fanaan bés. ci kaso bi parce que lu mu wax dafa leer
fonds yi Union européenne dugal nañu ko auditer ngir yu war a mën a jàll dans les perspectives avancé wax xool leneen jafe-jafe yi bari na lii rek du jafe-jafe donc loolu dafa yomb loolu mënu ma comprendre sax nga jël si ni di ko entendre di ko teg garde à vue ba di ko déférer te déjà ñoom si début bi lañu kii xam nga nit ku mel ni Boubacar Seye du kuy daw Sénégal du kuy daw. ñu fekk ko leeral ñoom dañoo taxaw ne Boubacar Seye dañ ko interdiroon de sortie am na benn rapport bu ma déggoon ñu loolu lañ ci waxoon. mais loolu est-ce que am na. loolu laa lay wax Boubacar Seye yàlla dafa def keroog ba muy dem dañoo déggante ba ñu déggante mu ne ma bu ma ñëwee dinañu gisee ba mu yeggee Espagne toog quelques jours mu jël puceum Sénégal dugal ko ci téléphone am. ba mu dugalee puce bi ci la gis benn numéro téléphone boo xam ne da kaa woo à 3 reprises. moom Boubacar Seye xamul numéro bi ndax te nekkul sur répertoire am moom moo jël téléphone am woote ci numéro boobu mu ne ko man la gendarme MBN pour abréger turam. waaw dañ la bëggoon a déglu ndax benn déclaration boo xamante ne jibaloon nga ko fi jëm ci wàllum fonds yi Union européenne jagleel Sénégal ngir xeex wàllum immigration clandestine. loolu moo ngi ko fekk Espagne. Boubacar Seye ne ko ma actuellement kat damaa nekk tukki nekkuma Sénégal maa ngi Espagne mais su ma ñibbisee dinaa ñëw wuy si leen indi leen ay firnde ci li nga xamante ni wax naa ko ba tey moom Boubacar Seye mooy wax mu tontu ko loolu ñoom ñaa ñu tënku ci loolu waaye nag amul problème boo ñëwee ñu ngi lay xaar nga ñëw wuy si ñu kooku kay bu doon daw kon du ñëw danaan damay toog Espagne Boubacar Seye nationalité espagnole la yor bu ko neexoon toog Espagne njabootam mi ngi foofu ay doomam ñi ngi foofu mais dafa bàyyi loolu lépp anticiper ñëw pour wuy si. maanaam moom ba muy jógee Espagne pour ñëw. da doon ñëw pour wuy si convocation maanaam convocation bi nga xam ne par téléphone la mais nekkul lu ñu xaatim. moom dañ kaa woo kat nekk dañ la woo jotuñu la moo tax ñu gendarme ba mu jot gendarme daf ne ko dañ la woo wasoon jotuñu la mais comme woo nga léegi mën ngaa ñëw boo ñibbisee rek nga ñëw wuy si ñu mais loolu mën na la waaw kooku mu ñëw. am na ñoo xamante ne bitim réew boo leen woowoon tey bitim nee na boo ñëwee dañaa soog convocation doo leen mos a gis Sénégal donc ku dem bay ñëw pare na pour wuy ji mu ñëw dañuy jëf yu ñaaw jël wàccee la aéroport rek ñu jàpp la yóbbu ak voyage nu mu méttee à son âge son état de santé jël ko teg ko garde à vue week-end bi yëpp vendredi samedi dimanche lundi ñu defaat ko retour de parquet faana ko central xëy defee rek yóbbu Rebeuss te même instant boobu. ay trafiquants de faux billets ñi ngi dox seen soxla maanaam ay nit ñoo xam ñi ngi leen di ji nu nekk ñi ngi dox seen soxla moo tax ma ni man gëm naa ni dossier bi bu yeggee ci doyen des juges parce que bu ñu la xasee ba defee il faut que doyen des juges déglu la ci la ñu mën a xool ndax dinañu war a mën a dugal liberté provisoire ginnaaw boobu bu ko doyen des juges dégloo gëm naa ni Boubacar Seye du fanaan bés ci kaso bi. te boobaa sax avocat yi jarul ñu laajte liberté provisoire nañu laajte liberté définitive et sans condition. mais ba tey parce que itamit ñun Seydina dañuy dellu ci lu tax. parce que ñoom itam dañu ne ils ont parlé d'authentification maanaam firndeel tey bu dee jox nañ la ab dossier bi bu dee Union européenne lu jóge ku ne xam na Union européenne par exemple dina am en-tête dina am signature yow certainement am nga ci ay information yoo xam ne ñun yoruñu ko parce que yaa ngi jokkoo ak ki nga xamante ne moom mooy Boubacar mais est-ce que tamit ñoom ci fuñ ko teg amul wéeruwaay wala am ndëgër laay même Boubacar parce que amul signature même Boubacar Seye bu leen joxoon document boo xamante ne amul signature sax ak li nga xamante ne moom la kii génnee moom la Union européenne wax ci dossier bi pour man gis nga dama lay wax dossier bii rek li nga xamante ni kan moo xamante ni moom moo ko def ñi ko def rapport bii ma lay wax ni nga xam 200 millions la fu ñu jàppee Boubacar Seye kon ñii war nañ leen jàpp ñi ngi ni English Board bañ nañ ba ku ko def dafa def turam ak adresse am ak yëpp rapport baa ngi rapport 15 pages mi ngi nii. boo xam ne day dëggal. fondation English Board Sénégal rue de Louga angle impasse point E ku ko def a ngi nii mi ngi nii. rapport baa ngi nii 15 pages lii yëpp la Boubacar Seye yëpp lii la wax rapport baa ngi nii. rapport maanaam dafa répété. voilà li nga xamante ne moom moo nekk. lii la ko waa Union européenne yi yónnee gis nga fonds yaa ngi nii c'est que jot bee ñu ko may gis nga boo xoolee ku nekk li nga jot ci xaalis ak li nga dugal da nga ko ciy gis li nga gis nii yëpp ay xaalis la ñi ko jot association yi yëpp parce que
dafa nekk koo xamante dañoo toll foo xamante ni il faut que ñu leeral ñu ngi ni programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement transfert ñi ak ñan donc mi ngi ni yëpp moom la rapport bii ñu lii moo waral coow li te lii ñu ko def ñu ngi nii fondation baa ngi nii donc moom lii rek la jël. maanaam wax ko. te bu waxoon li sax 200 millions lay wax ndax ñii 200 millions lañ wax. moom il a parlé de 118 milliards la wax. ñii 200 milliards lañ wax. mais Union européenne ñu wax 130 milliards. mais Seydina léegi bu dee dañuy tënk. parce que itam lu ne fàng kenn du ko jeex. tey lan en réalité nga jàpp moom moo nekk ci ginnaaw dossier bi lan. wala man pour man dafa am bunu ma wax lan parce que man ku ma xam ni samay wax du ma koo làq-làqal su ma xamoon kan la ma dut fa baaraam ne diw la mais gëm naa ni am na ñu nekk ci ginnaaw bëgg manipuler opinion publique te dama xam ni man lii jaru ko fi yàgg-yàgg ñoom ñoo ci am gàcce image du Sénégal lañ ciy ñaawal fu nekk Union européenne ñu ngi ñu xoolee beneen bët Union européenne xam ne ñun bët nañ adressé nañ leen lettre mais ñoom ba tey yéeyu ñu si yàbb non mais yéen a jàpp parce que gis nga ne ñoom ñoo génnee 130 milliards ne li lañ dugal te ñoom sax 2016 lañ wax 2019 te nous on parle de 2006 donc ça veut dire que ëpp na ko donc ça veut dire kon ñoom dinañ rejoindre rapport bi nga xam moom mooy 200 milliards yi. maanaam dañuy confirmer. voilà parce que rapport 200 milliards bi 2006 la ba 2019 ñii 2016 lañ wax gis nga même bu doon 1 milliard sax. opinion dañoo war a xam dafa war a leer dafa war a leer xaalis bu jóge bitim réew ñëw ci réew mi dugg fi allah kulli aan dafa war a leer yàgg nañ fi dégg ay scandale ay milliards te lépp tabbi géej lañuy mujjee ana pétrole beeg gaz bi li ñu ci wax yëpp BBC ñaati milliards ñoom la ñu waxoon. 6000 milliards presque. non budget Sénégal 3 fois budget Sénégal. ba ñu naan ba Sénégal bu nekk rek boo layoon sa 400000. moo am ci 400000. est-ce que yaa ngi xalaat loolu lépp kenn fan la mujj tey sans suite. 94 milliards yi Ousmane Sonko waxoon accusé que Mamour Diallo plainte fu mujj sans suite même 94 milliards yooyu waroon na am ku ci dem kaso moo xam Sonko la moo xam Mamour Diallo. mais am na ku koo xam ne moo ci. am na ku ci waxul dëgg. am na ku ci waxul dëgg. donc man mënuma comprendre Sénégal nu muy doxee. maanaam Sénégal nu muy doxee tey Seydina su ma la déggee. même bu fekkoon Mamour Diallo la ñu accusé sax ñii ne sans suite moom dafa waroon jug. taxaw ne kat lii il faut que mu leer setal di nekk pour setal deram parce que crédibilité Ousmane Sonko da siy joué. te boobu ba léegi moo ngi ciy topp yi tamit. voilà mais bëgguñu mu leer affaire bi Togo bi bëgguñu mu leer affaire feeru ArcelorMittal fu mujj tey ba tey donc yooyu yëpp pour man foofu lañ doon xaaree mu leer mais pas ci ay affaire Boubacar Seye lu mu wax nga xam dafa demandé ay juste ñu auditer fonds yooyu ñu jël ko tëj. ba tey mbokk yi may fàttali ne yéen a ngi suivre li nga xamante ne moom mooy seen émission leeral penc mi donc may ñaan régie rek li nga xamante ne moom mooy le numéro ñu daal di koy teg à la barre képp koo xamante ne bëgg nga dugg ci li nga xamante ne moom mooy seen émission nañ koy defee saa su ne nga daal di dugg certainement am na ci ay kàddu yoo xamante ne bëgg ngeen ko yëkkati mu jëm ci coowalum Boubacar Seye ak li nga xamante ne moom mooy l'état du Sénégal tey Seydina bu ñu delluwaatee ci tooxi duuna ñi nga xamante ne bari na mu fi am jàppoo ne saa su nekk rek am na koo xamante ne moom mooy kilifa gi peut-être moom mooy aari ay doomam wala ñi nga xamante ne dañ ciy takk ba loolu bu feeñee ñu daal di leen jàpp wala ñu daal di leen joxoñu baaraamu tuuma boo ñooñ lu ci bari ñoom ñooy lëndëmal xelu askan wi. ah kan moo waxoon ni dossier yi ma jot bari na waaye dama si teg sama conc bii président ko fi waxoon. waaw njiitu réew mi. te dama yaakaar ne réew bu ñu la ko dénkee am ñoo xamante ne dañ leen dénkoon lu ñu yoroon ñu war ko ceytu pour man dañ ci war a dem ba jeex gis nga Sénégal benn peuple dañ naan un peuple un but une foi dañoo war a nekk benn ñi ngi fàttaliku tey jamonoy Abdoulaye Wade ñi nga xamante ni rapport IGE ak audit ARMP ñëpp dañ leen jàppoon épinglé woon dañoo mujj dem si Macky Sall ñu raw ñi ngi fii fàttaliku jamonoy Awa Koudou Ndiaye ana mu tey. waaw boobu ba tey leerul bari na ci ay dossiers mais ñu ngi ko dénk benn fonds xam nga suñu données personnelles yi moom la ñu ko dénk léegi. mu koy diriger. Cheikh Omar Anne mii tudd nga fi ay rapports yi rapport ak ñeneen ñoo xamante tout le temps ba ñu toogee ba léegi fu ñu mës toog ñu tudd ay rapport léegi bi dara leeru si. mais IGE kon.
ak OFNAC. ndax xam nga ñoom seen liggéey peut-être ñoom du ñu topp nit ñoom dañu leen sant rek rapport bu ñu paree dañuy jël rapport bi jébbal ko président. mais jàpp nga ne rapport yooyu def nañ ko mu ngi ci taabalum président. mais def nañ ko chaque année nga dégg ni joxe nañ rapport yi publier ko après du mujj fenn heure boo déggee rapport da chaque fois da nga dégg rapport ñu ne diw marché bi di dagg nañ marché bi coupé nañ marché parce que lii jaarul yoon lii jaarul yoon. dégg nañ fi bu OFNAC lu yàggul dara il faut que ñuy sanctionner. tant que sanctionné wuñ rek nit ñi duñ am lu ñu ragal xam nga dañ naan yàlla ku ko sàkk ragalu tamit sàkk na loo ragal ndaxte ñoom bu ñu jël xaalis askan di ko sàcc xam nañ yàlla bi ngi leen di gis waaye ragaluñu ko pourtant ragal nañ kaso te Macky Sall bu ko neexoon tey ji ku ñu tudd ci rapport ñu jël la dàq la sanctionné la boobaa ñeneen ñi ku keneen ku waroon sàcc dina xam ni kat diw ba mu sàccee lii moo ko ci fekk. kon mën naa moytu. mais est-ce que du ci ragal yi tamit li ñëpp di ragal mooy njiitu réew bu ñëw maanaam les conséquences politiques parce que pratiquement ku ci nekk rek am na benn boule de personnes wala de militants bu nekk. ci ginnaaw xam nga wala njiitu réew warul toll foofu. xam nga foofu mooy fi nga xamante ni mooy chance fu Macky Sall tolloon muy premier président bu waroon toll foofu mooy kat nekk ci réew mu leer na yow pour élection yi ñëw doo ci bokk te bu fekkoon ne dafa respecté woon kàddoom parce que ba léegi xamul ñax da ci bokk wala du ci bokk ñëpp xam ni Macky Sall mi kat du nekkaat candidat 2024 boobaa dinañ xam ni kat kii fi nekk am maa ñàkk la yemale boobaa dina jël intérêt askan wi. maanaam ku ñu joxañ rek mu rëkk sa ndig. mais bu baax dina jël intérêt askan wi jiital ko xam ni nii lañu war a yore réew mais Sénégal maslaab da cee bari sutura dafee bari day gis nit ku taxaw ñu fal la xool Dakar Dem Dikk le directeur dañ ko nommé y a même pas 100 jours. ñi ngi wax ay 80 millions 100 millions. nga yaakaar kooku waroon naa toogaat 2 jours de plus ci direction foofu. est-ce que neexul tamit ki ko tabb. ah mais loolu lépp si ñoom la moo tax ma ni la bu fekk ñi ngi yore noonu réew ñun du ñu mus a avancer gis nga da ngay dem Côte d'Ivoire nga xool nekk na plus de 10 ans ci guerre mais dañu ñëwaat di liggéey ba rawaat ñu encore pourtant Sénégal géographiquement amul dëkk bu ko gën a place ci Afrique xoolal suñu port bi rek mënoon naa nekk porte de l'Afrique tey kuy dugg tey ay Mali ñoom ñu bari seen fii seen bagage ba Côte d'Ivoire amee problème Côte d'Ivoire lañ Sénégal la ñaan jaarale. te loolu feeñul. te loolu feeñul fenn feeñul ci askan wi xoolal tey bu demal ci banlieue bi nit ñi lu ñu sonnee. bari na démb dama jóge ci kaw gi mais bu ñu waxee ñu naan kaw gi lañ def kaw gi lu ñu fa liggéey mais kaw gi ñoo gën a sonn ñëpp mais est-ce que tamit jotul parce que lu ñu naan uudee nam la gisee yi tamit noonu la lay owee. et gëm naa ne depuis lendemain indépendance ba tey. Sénégal na mu mel maanaam ci doxalin amul li coppite peut-être njiitu réew yooyu changé est-ce que jàppoon ne tamit mentalité sénégalais bi moom mooy wéyee noonu ba ki nga xamante ne buñ ko tabee bu ñëwee tamit di doxalee noonu. ndax xam nga du ma ne mental su may wax aussi mental de Sénégal du ma ko généraliser c'est vrai que su ñun am na su ñoo xamante ne wax dëgg yàlla sénégalais moom xanaa rek ñun ni ñu wax wala dara dañuy jéem a fexe ba lu ñu lay waxee sax liggéey gu baax bu suñu mag yi bàyyi woon loolu lañuy jéem a sàmm mais man moom comme man sama bopp man laa koy wax man waxatuma pour sénégalais ak sénégalais kese jaru ko man su may wax wala may xeex dama koy def ngir Sénégal mais bu doon sénégalais kese jaralatuma ko parce que ñun bëgguñu lu baax. maanaam daa am ñuy xeex mais am ñoo dafa bari te da nga ñëw taxaw ñu xam ne kii njëriñu askan lay wax mais dañuy taxaw dañuy tibb sa tànk ñun ñooy defante lu bon si suñuy biir ñun ñooy rayante suñuy biir ñun ñooy dóorante suñuy biir lépp lu bon ñun ñoo koy defante suñuy biir tey imagine tey jii émission Leeral Penc bu ñu def ni nga xamante ne ñu ngi ci wax lu am solo tey bu ñu tegalu Ouzin Keita ak Pawlish beneen télé ñëpp fa la ñuy daw est-ce que askan boobu jarate na sacrifier sa life man jaralutuñ ma ko moo tax parfois da nga naan ne ñun lu ñu dal rek dañ kaa mérité parfois suñu borom day mel ni ku ñuy mbugal. maanaam jëfi ni tamit daa fekk mu neex askan bi. mais askan wi je sais pas dañ leen divertir ba bu xametuñu lu baax xametuñu lu bon léegi ay waxu dof lañ lay wax da ngay wax ay waxu dof pour tekki def yëfu dof pour tekki boo waxee nga naan ay nit ñi lu ñoo toppee nga naan yëfu dof moo tax ñu topp la yaa ngi rangale ay 4 oto yow Khalid yaa ngi taxaw def ay émission yu am solo boo génnee da ngay upp tata fii nga yéeg ñibbi loolu mooy nekk Sénégal pour nga tekki léegi nag finalement nit ñi bu ñu comprendre loolu noonu la ñuy comporté woo pour mën a tekki ki nga gis borom dàll yi nga xamante ni pointure benn dàll bu nekk mën na pointure 60 di ko sol nit ñi taxaw di ko ñu koy invité si yenn plateau yi
ay Youssou Ndour di la dooleel. mais le rôle bu CNRA aussi dans tout ça parce que aussi. parfois damay jàpp ne. ñoom ci boppam dañuy profité ci yooyu pour divertir askan bi. parce que am na ci yoo xam ne boo ko gisee mu war la ne. maanaam lu waroon di yeete la te yeetewul. donc est-ce que foofu tamit rôle boobu ñu ngi ko ci joué. xam nga CNRA ñoom médias yi da leen ëpp doole fi mu nekk nii. parce que média en ligne bi mooy chaîne YouTube yeeg loolu lañ mënut a contrôler ti parce que léegi lu ñu naan télé si poche comme ay ba tey kenn sonatul donc léegi ñëpp télé si poche la ñor koo fi taxaw fii ñu CNRA bu waxoon tey jii gars yi xëy dem laa yifal ko Facebook beeg YouTube donc mënatuñ kaa contrôler dellu ginnaaw. lu ñu war a xool booy ñi nga xam ne dañoo yore licence su télé fexe ba ñuy def ay émissions yi jariñ askan wi animateur yem ci wàllum animation daa nga gis yenn plateau yoo xamante ne animateur yi ko animé mel ni chaîne boobu télé boobu amuñu journaliste bu war a mën a taxaw animé émission yooyu parce que koppar bi lañ gën a xool wàllum publicité bi la ñuy gën a xool. maanaam commerce bi ci biir commerce bi mais dafa am journaliste am animateur ku nekk boo yemee si sa cër mu dox malheureusement dañu am télé yoo xamante ne innovation zéro da ngay gis le matin ñi am suba teel yeewu leen kénkali baa ndékki lii lu ne bu ñu tee midi waxtaanu kër yeeg ñëw après journal ñëpp même programme la Sénégal du matin au soir télé boo jàpp beneen télé bi tur rek ñooy changé titre yi mais même concept d'émission la. waaw Seydina jërëjëf donc li nga xamante ne moom la ñu jagleeloon. ci maanaam ci temps dafa mel ni jeex na donc lan mooy kàddu bu mujj bi ngay tëjee. waaw maa ngi rafetlu jotaay bi di kontaan trop ci waxtaan bi di jéggulu encore une fois bu fekkee parfois xam nga wax moom bal la rek des fois mën nañu wax loo xam ne dafay rëcc te bëggewuñu ko noonu ñu xam ne si sama matadi la rek parce que nit moom matul lu ci baax tu jub nag ñu jàppee ko ni suñu borom moo koy def moom mooy jubbanti lépp lu waroon dëng sax moo koy jubbanti ba mu jub donc di jéggalu ñëpp di kontaan aussi ci invitation bi mu invité woon tey di ñaanal aussi Boubacar Seye fu mu nekk yàlla sàmm ko fa fexe ba génnewaat ko tamit ci mu delluwaat ci askan wi continuer combat bi te xam naa ne du koy bàyyi donc parfois sax man dama naan foofu dafay dem pour reposer wu parce que boo ma xam Boubacar Seye ba léegi mosuma ko xam fu mu noppalu ko donc moo tax dañu koy ñaanal yàlla dëgg bi heure bu ñu xëyee ñi gis mi ngi gën a leer donc yàlla continuer noonu ba keroog muy jàkkaarloo doyen des juges ba keroog muy obtenir sa liberté. di ñaanal aussi borom kër gi di ñaanal ñëpp di la ñaanal jàmm aussi di balu àq. waaw yow tamit di la ñaanal jàmm di ñaanal jàmm borom kër gi di la jaajëfal bu baax a baax ci wuyu si bi ñu wuyu si ci leeral penc mi donc sama xel dem ci ki nga xamante ne moom mooy sama jigéen maam Aram ak yaayu bébé May donc Aysatu donc yàlla def. tey ñu am ay lënt-lënt ba ñëwuñu waaye suba yi tamit nañu jàpp ne ñoom ñoo fiy toog donc téléspectateur ak internet yu leeral TV leeral point net tey ñu amoon mbégte ak contentement di waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moom moo fi nekkoon coowalum Boubacar Seye di njiitul Horizon Sans Frontières ak l'état du Sénégal donc jàpp nañ ne liñ ci wax yi tamit njariñ la lépp loo xamante ne matewu ko ñu ne suñu ñàkk mat la donc di jégalu bu baax a baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah fàttewuma techniciens yi Pa Omar ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy fàllu ba ci jigo donc di leen jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ci leeral TV ak leeral point net ba ëllëg incha allah. Jeri jorndela nu ko bom ca néegi jànqeen bokk ba dem toogal la ca des dem naa mol yaama. Jeri jorndela nu ko bom ca néegi jànqeen bokk ba dem toogal la ca des dem naa mol yaama. Jeri jorndela moo rendi gouverneur ba Cees daaneel garde ya jàmbar janga mol yaama. Jeri jorndela nu ko bom ca néegi jànqeen bokk ba dem. Jeri jorndela nu ko bom